هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. mbokki téléspectateur rajo télévision bu Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñoo defal tawfiq. ñoo ngi ziyaar kilifay diina yi nekk ci réew mi di ziyaar kilifay aada yi di ko tàmbalee ci ki yàlla jox réew mi son excellence président Macky Sall di nuyu kër gi nga xam ne fi la ñu nekk muy RTS tàmbalee ko ci kilifa gi DG mu joxal ñu nuyoo bi mbooleem directeur bu nekk ci suufam waaye mboolem liggéeykat boo xam ne mi ngi daan dooleem fii di ñaanal Sénégal jàmm di ko ñaanal tawfiq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci émission bii ngeen safoo muy Wareefu Dëj ma ci ànd ak ay bis bu nekk sama mbokk mi sama xarit bi sama consultant waaye léeg-léeg sama invité a Cheikh Mouhamed Al Amin Diop. ñu ngi leen di ñaanal ñëpp wax dëgg yàlla ñoo ngi jot ay ñaan di jot ay encouragement yoo xam ne wax dëgg yàlla partout ci àdduna bi ña nekk Europe ña nekk Asie ña nekk Amérique ña nekk Canada ña nekk fii ci Afrique rawatina fii ci biir réew mi di Sénégal muy góor di jigéen mag di ndaw ñoo ngi sant ñëpp waaye di gërëm ñëpp. xam naa dinaa jox Cheikh Mouhamed incha allah ginnaaw bu mu nuyoo ba dugg ci émission bi mu tànnal ma quelque remercier leen waaye ñaanal leen xam naa émission bu nekk noonu lañ ko bëgg a defee incha allahu taala parce que wax dëgg yàlla ku la yëg nga yëg ko ñi ngi ñaan émission bi saa bu jeexee sa téléphone daanaka dootul am jàmm ñi ngi woote di sant di ñaan di wane seen mbégte waaye nag loolu lépp tamit mi ngi am si mbaaxu yàlla subhaanahu wa taala ak si mbaaxu kër gii ñu nekk muy RTS ndax ñoom lépp ñoom la ginnaaw suñu borom subhaanahu wa taala. tey mbokk yi dañoo bëgg a ñëw si beneen angle man ak sama invité Cheikh Mouhamed Al Amin ñu bëgg a sof rek lenn loo xam ne lu mënta ñàkk la si émission bi ñu génnoon mu jëmoon si wàllu yidda tey jii dañoo bëgg a ñëw si beneen angle boo xam ne ñëpp a koy soxla. mbokki julit yi jigéen bu nekkee ci idda dafa am lu ko war am lu ko warut am lum sañ am lum sañut jigéen ji nekk ci idda ndax war nañ koo labat ndax war nañ koo takk loolu lañu bëgg a jàngat tey incha allahu taala parce que tamit day am société bi léeg-léeg ñu gis ay cas yu doy waar jigéen jakat ci biir iddaam lañ ko yan loo xam ne nii mar day taali ñu tuddee ko ëmbal ngeen baal ma si kàddu gi day am parce que l'islam faaw mu leeral lépp waaye si biir iddaam la ay xale yu góor di fëgg di dem ak a ñëw si biir iddaam lañ ko takk loolu lépp dañ koy dégg si société bi loolu nag ban njàngat la l'islam teg loolu lañ bëgg a jàngat incha allah man ak sama xarit bi sama mbokk sama invité al Cheikh Mouhamed Al Amin Diop kon ñoo ngi ñaan li ñu doon ñaan ñëpp rek ñu xerawlu jël big yi jël feuille yi waaye tamit jël enregistrement yi incha allahu taala si ñi nga xam ne dañuy bëgg di enregistrer parce que bëgguñu lenn raw leen incha allah Cheikh Mouhamed ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Sidi Mouhamed al Moustapha ñu ngi lay delloo nuyoo yu gën a sell di la ñaanal yàlla subhaanahu wa taala tawfiq di ko ñaanal sunu bopp. di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na yàlla def jàmm ci li nga xamante ne moom mooy réew mi. amiin yaa rabbi ñu ngi sof sunuy ñaan ak sunuy nuyoo ci kër gi fa nga xamante ne fa nga ko jaarale
ñu ngi fay jaarale tamit sunuy nuyoo ak li nga xamante ne mooy sunuy ñaan di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy safoo la RTS rawatina émission bii nga xamante ne moom mooy wareefu dëj di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mboolem luñ ñu ñaanal yal na leen yàlla subhaanahu wa taala defal loolee te loolu sax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne duaa rajuli li axiihi fi dahri l gaybi mustajab jullit bi ñaanal gi muy ñaanal mbokkam ci lu mu yëgul loolu yàlla da ko koy nangul la gën a yéeme sax moo di ne yàlla du yem foofu mais da koy booleeg benn malaaka woo xamante ne saa bu waxee ñaanal mbokkum jullitam malaaka mi daf koy tiim sëpp ko di wax ne yow tamit yàlla na la yàlla defal lu toll la nga ñaanal sa mbokku jullit walaka bil misli yow tamit yàlla na nga am lu mel ni li nga xamante ne moom nga ñaanal sa mbokku jullit moo tax dañoo amoon suñu benn sëriñ bi ñuy jàng daf ñu daan wax ne loo bëgg a am rek xoolal sa mbokku jullit bu ko soxla nga di ko ñaanal bu ko defee yow yaa koy ñaanal mais yow malaaka moo lay ñaanal te ñaanuk malaaka moo gën a gaaw a nangu ñaanuk doomu aadama masha allahu taala kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla defal leen tawfiq amiin ya rabbal alamin di am na ñoo xamante ni toujours saabu ñu ngi fii ci biir réew mi am ñoo xam ne ñu ngi nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di beral nuyoo akuk ñaan imam Ndaw ci zone de captage ak imam Diop ñu ngi leen di jaajëfal yëg nañ li nga xamante ne moom mooy topp gi ñuy topp émission bi ak imam ak sëñ Mouhamad Mansour Ndaw fële ca bitim réew tugal sa Paris macha allah ak ki nga xamante ne moo nekk Gabon sëñ Ousmane Thiam ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jaajëfal ak ñeneen mbokk yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi ñuy woo di ñenn ñi di joxe ay question di wax ne toujours tamit képp koo xamante ne sa réponse ñëwagul xamal ne bis dina ñëw parce que niñ ko waxee woon dañ koy topp incha allah ni ordre d'arrivée bi ni muy ñëwee noonu la ñuy kiiwee li nga xamante ni moom mooy tontu yi ñenn ñi moom directement lañ leen di tontu ci WhatsApp bi ñu jot li nga xamante ne moom mooy seen i tontu yi jaadu nag ñu indi ko ci penc mi ngir ne dafa bëri ñu ko laajte bu boobaa dañ koy indi teg ko ci li nga xamante ne moom mooy taabal bi macha allah jërëjëf Cheikh Mouhamed jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun Cheikh Mouhamed tey dañuy dem suratul Baqara laaya joo xam ne laaya ju kéemaane la suñu borom subhanahu wa taala di ko bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi rawatina jigéen ñi verset 234 suñu borom day wax ne wala junaaha aoudu billahi min alshaytan arrajim wala junaha alaykum fi ma arradtum bihi min xitbati nnisai aw aknantum fi anfusikum alima allahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwaciduhunna sirran illa an taqulu qawlan macrufa wala taczimu cuqdata annikaxi xatta yabluga alkitabu ajala waclamu anna allaha yaclamu ma fi anfusikum faxdaruh waalamu anna allaha gafurun xalim Cheikh Mouhamed laaye yi war nañ ko jàngal penc mi muy laaye yu doy waar yoo xam ne dafay wax si ki nga xam ne moo nekk si idda li nga xam ne moom la ko lislaam may ak li ko lislaam mayut li dagan si moom am na loo si laafoon lu bëree bëri macha allahu taala si émission bi passé ak li nga xam ne moo daganul si moom tey ñu bëgg a jàngat Cheikh Mouhamed laaye ji avant tout lan ngay wax si laaye Cheikh Mouhamed waaw subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana fa allimna allahumma ma yanfauna wa zidna ilman ya rabbal alamin amin borom bi subhanahu wa taala cohérence dafa am ci biir ayat alquran yàlla subhanahu wa taala ci verset 234 dafa doon wax ak jigéen ñi ci verset 235 te moom mooy bi nga laajte yàlla waxut ak jigéen ñi mais ñeneen lay waxal mais li muy wax ak ñeneen ñi mu ngi concerné jigéen ñi macha allah parce que jigéen ji yàlla doon waxal li nga xamante ne moom mooy ci verset 234 kersaam mayu ko ci biir yiddaam muy doxinu li yàlla tere ci verset 235 allahu akbar
xam nga yàlla subhanahu wa taala ci verset 234 mi wax ne walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 fa ida balagna ajalahunna fala junaha alaykum fima faalna fi anfusihinna bilma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. borom bi subhanahu wa taala ci verset boobu ci laaya boobu mu doon wax ak toujours kilifa yi ci li concerne jigéen ji tënj di jàpp yidday faatu foofu tamit beneen mbir mu ngi ci moo di ne ñi des ci kër gi di ay kilifa dafa mel ni ñoom la yàlla subhanahu wa taala teg charge pour que ñuy contrôler jigéen gi ci jamonoy yidda comportement bi nga xamante ne moom la war a nekkee. allahu akbar su fekkee ne kilifa gi xamul nu mu ko war a defee. xam nga yàlla dafa wax ne walladina yutawaffawna minkum xoolal kilifa xam nga soo déggee aaya bi di ko firi ci yax yàlla dafa ne ñi nga xamante ne dinañ faatu ci yéen wa yadharuna azwajan ñu bàyyi fi ay soxna yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 ñooñu dañuy ndéganniku laata ñuy duggaat ci sëy yatarabbasna bi anfusihinna bi maanaa dañuy ndéganniku toog laata ñuy mun a duggaat ci sëy 4 ashhurin wa 10 ñeenti weer ak fukki fan kon wax naag kilifa yi ne yéen ñiy faatu kon mu ngi wax ak góor bi maana yow mi des ci ginnaaw te ki faatu yàgg-yàgg yow di nga jaar fi mu jaar allahu akbar kon li mu bàyyi ci ginnaaw mu dik soxna nga doon kilifaam xamal ne yow mi ko war a maye xamalal jigéen gi ne am na toogaay gu mu war a toogee tooginuk loo xam ne du tax góor xemmem ko bay ñëw di fëgg buntam allahu akbar moo tax mu ne yatarabbasna bi anfusihinna dañuy ndéganiku ci seen wàlluk bopp xoola alquran ni mu yéemee yatarabbasna bi anfusihinna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw leeral ko ci wàllu ni jigéen war a toppatoowee boppam ci jamono yidda te mooy tënj ga te ñu leeral ko ci Oustaz Zakaria ñëw na leeral ko bi weesu tamit ñu am lu nga xamante ne moom lañ ci sof yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 parce que jigéen du moom mooy maye boppam kilifaam moo koy maye moo tax yàlla wax ak jigéen ñi ci verset 234 que ne na ngeen am noo leen toogee durant wu 4 mois 10 jours yi moo tax ci aaya bi muy jeex borom bi subhanahu wa taala di wax ne fala junaha alaykum fii ma faalna fi anfusihinna bil ma'ruf donte ne jigéen ay jàpp yidda mais xoola yàlla ne fala junaha alaykum bi maana vous les hommes yéen kilifa yi war a saytu ku jigéen ki moo tax soo amee sa jigéen juy jàpp yidda dee ko bàyyi xel bis bu xawee tarxiis nga delloo si wat ko ci yoon ngir ne bu fekkente ne loo xam ne nag mu ngi koy def lu dëppoog li ko yàlla subhanahu wa taala sant moo tax mu ne bil maarufi al maarufu shar'an li nga xamante ne moom la yàlla subhanahu wa taala sant bi maanaa tey yow mi doon kilifa ci biir kër gi yow mi doon bàjjan yow mi doon nangam nga am jigéen joo xamante sa jigéenu càmmiñ di jàpp li nga xamante ne moom mooy yidda sa soxnay doom di jàpp li nga xamante ne moom mooy yidda bul ko sonal ak ay mbir yoo xamante ne yàlla tegu ko mais nag li ko yàlla teg mu di ci góorgóorlu yàlla nee na fala junaha aleykum amoo leen ci bàkkaar bu mu la jaaxal ba ni li wuute nag li ñun mag ñi xamuñu woon li ñu xamoon mais na dëppoog li yàlla subhanahu wa taala santaane moo tax mu ne wallahu bima taamaluuna xabir lépp loo leen di def na leen wóor ne yàlla subhanahu wa taala xam na ko kon bi mu leeralee li jigéen war a moytu bi maana ci verset 234 yàlla dafa wax jigéen comportement bi mu war a toogaalee ci biir jamonoy ténj ci jamonoy jàpp yidda mooy du sañse du toilette comme que jigéen joojee faatu moo ñëw dox diggante moom ak sañse ak li nga xamante ne moom mooy
toilette ak taxawaalu mais ay image am ñàkkul duggoon na ci boppi ay góor laata muy wéetaay boobu dëgg la ndeysaan dafa dëkk ci biir société bi doon jonjonte ak ay góor doon dem di ñëw ay góor di ko gis mënuñu woon wax ak moom parce que mi ngi nekkoon ci mu ngi nekkoon ci buum jékki-jékki yàlla ne ko yow li la concerné si sa wàllu bopp bul sañse bul toilette te njël sa boroom kër ñàkkul am na benn Ablaye Ndiaye boo xam ne wala Ablaye Sylla Ablaye Sylla ñoom ñooy def yooyu boo xamante ni moom daan na gis soxna soosu muy wax ne soxnay diw de ku baax la waay su ma amoon soxna su mel ni moom ndeysaan te yàlla bëgg gu mu bëgg soxna su baax xam gu mu xam ne soxna su baax dafa néew ci biir li nga xamante ne moom mooy penc mi mu ne xelam di ko wax ne boo yéexee ñàkk boo rombee kii nii ñàkk mu koy yóbbee ba muy dem ci kër ga yàlla di wax ak góor ñooñee ci jamonoy tënj ci jamonoy tënj allahu akbar kon mooy ne verset 234 yàlla yar na ku jigéen ki ba ni nga xamante ne noonu la war a toogee ko ci jamonoy tënjëm allahu akbar mooy ne yatarabbas na tarabbus boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko leeral ci ay hadis leeral ne jigéen juy tënji lii ak lii ak lii la war a moytu lii ak lii ak lii la war a moytu lii ak lii la war a toogaale nangam ak nangam kon yàlla subhanahu wa taala ci laaya ñatt téeméer ak fanweer ak ñeent ci arqur si sourate Baqara muy verset 234 leeral na nu jigéen ki war a tooge léegi nag muy wax ak góor ñi parce que góor gu nekk dafay bëgg soxna su baax dëgg la te góor gu nekk saa bu jëlee bëtam teg ko ci soxna jàpp na ne téeméeri moroomam teg nañ bëtam ci soxna soosé moo tax course bi day daal di et góor léeg-léeg day bëgg ci course ak jigéen ju baax pour mu jiitu si te kat li doy waar Cheikh Mouhamed góor lu mu doy waar jigéen ju baax la bëgg effectivement góor lu mu doy waar xam nga jigéen ju baax la bëgg élément yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne mooy tax ñuy takk jigéen élément bu ci nekk source la buy motiver góor pour mu jigéen ji tënj bu fekkente ne benn ci ñeenti élément yooyu mu ngi ci ku jigéen ki rek source la wala motivation la pour góor ki mun a ñëw fëgg buntam te mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne tunkahul mar'atu li arba'in jigéen dees na ko takk ngir benn ci ñeenti motivation yi li jamaliha ngir taaram am na ñu takk ngir taar waaw li maaliha ngir alalam ngir di la koy ginaar waaw am na ñoo xam ne ni moom loolu rek lañ bëgg ku leen di ñoñal ginaar ku leen di ñoñal macha allah wali xasabiha ngir askan bi mu bokk ndeysaan doomu diw la kii doomu diw la baayam mooy diw wali diiniha ngir diineem ndeysaan kon ces quatre motivations mën na yëngal góor gu nekk mu di ko bàyyi xel ci jigéen ndeysaan léeg-léeg ci biir dund gi da ngay gis góor gu romb ab jigéen benn taaram yóbbu ko ba mu ne ko wax ak moom jigéen ji mooy am fulla ne ko dama amam borom kër dëgg la wala jigéen gi sëram woyof ba du ko wax loolu wala muy bëgg koo xamante ne da koy tagg ba mu yóbbee ko ci li nga xamante ne moom mooy musiba yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal parce que li ñuy wax moo di ne binduñu ci jëwu benn jigéen ne dafa am borom kër dëgg la donte ne l'islam yar na jullit bi ci comportement boo xamante ne war na mën a warul c'est-à-dire jigéen ñëpp ñoo yem ci moom ndeysaan lu dul kam ko wóor ne ko nekkul ci buum dalika adna an yu'rafna fala yu'dayna allahu akbar allahu akbar xam nga léegi nag qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum léegi nag loolee nga xam ne moom mooy am ci penc mi nga xam ne góor léeg-léeg ci penc mi mu gis ab jigéen xemmem jigéen joojee xemmem nag mooy ne sa xel mu ngi ci la koy dëggal mooy mu nekk ci buum wala mu ñàkk nekk ci buum dëgg la
lay tax nga deltu ginnaaw mooy ñu ne la kii dafa nekk ci buum kookoy nekk ci buum saa boo ko gisee la taxoon nga xemmem ko mu ngi si sa biir xel ragal yàlla ak li nga xamante ne mooy xam limite bi la yàlla may moo tax doo ci dem dëgg la bis boo xamee ne voie bi libre na ubbi nañ séparation am na wala faatu am na te moom mooy li ñu yitteel ci wareefu dëj ñi ni da ngay gis ne xol dina yëngatu dëgg la nga xamante ne moo doon ne kii de bu ma ko xamoon konoon doon naa ko def soxna dëgg la yàlla di la wax ne bañ nga nit ñi jiitu la ci moom xamal ne ñëw wax ko ouvertement ne ko dama laa bëgg a takk dafa xaraam dafa xaraam maanaam jigéen juy idda si jamono idda nga ñëw di ko labat wala ngay def ay signes yi wan loolu dafa xaraam nga ñëw di ko labat ouvertement clairement macha allah nga ñëw dox fa doxinu koo xamante ne dafa ñëw di dëggal boppam yàlla subhanahu wa taala daf koo tere allahu akbar moo tax mu ne xam gi mu xam doomu aadama ak bëgg gi mu bëgg jot ci li muy xemmem di ko bëgg ak bañ mu rëcc ko moo tax yàlla ubbil ko benn fenêtre ne ko wala junaha alaykum yéen góor ñi nga xamante ne yéen a xemmem soxna sii di ténj ngir ne boroom këram dafa faatu jàpp li nga xamante ne moom mooy yidda bàkkaar doo leen am bàkkaar su fekkente ne xaw ngeen a gaaral ndaw si xaw ngeen ko junju ko luy wane na seen xel mu ngi ci moom mais nag bu leen ko wax ouvertement mais Cheikh Mouhamed loolu il faut que ñu mu leer si émission bi parce que xam naa gaa yaa ngi yàkkamti ñu ubbi leen fenêtre boobu parce que doy na waar tubaarkàlla il faut que ñu leeral mbir mi bu baax a baax a baax ba nga xam ne bépp jullit bu am fiiraange si diineem du tàbbi si loo xam ne yàlla da ko koy tere boroom xam-xam yi jazahumullahu xayran yàlla na leen yàlla fay amin ya rab bàyyiwuñu mbir mi noonu déedéet boo ko bàyyi musiba am et li tax ñu jara waxtaane mooy ci jamono ji nga xamante ni téléphone yi mu ngi fi ragal yàlla xaw na néew boo leeralul ay mbir rek nit dina tàbbi ci loo xamante ne neexul borom bi subhanahu wa taala kon yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne wala junaha alaykum fi ma arradtum bihi min xitbati nnisaai aw aknantum fi anfusikum borom bi subhanahu wa taala ne bàkkaar nekkul ci li ngeen gaaral soxna yooyee wala mu nekk loo xamante ne danga koo nëbb si sa biir xol maanaam bëggeel goo nëbb si biir xol si sa biir xol nga bañ ko fesal ndeysaan aw arradtum bihi xitbati nisa borom xam-xam yi joxe nañ ay exemple yoo xamante ne tënkul mais nag day junj borom xel bi maana ñëw nga fa bëril fa ay tànk offrir ko cadeau jënd saaku ceeb indi jënd diwlin indi loolee junj la buy wane na ki ko fi doon joxe nekku fi waaye man maa ngi nii man maa ngi nii cey yàlla allahu akbar borom xam ne dañuy wax ne taqdimul hadiyati min baabi taaridi li xitbati nisa parce que tahaadu taxaabu de waaw tahaadu moom waaw taxaabu rek mu si topp kon ndeysaan offriral nit ki li nga xamante ne moom mooy cadeau ñëw indil ko li nga xamante ne moom mooy comme ni ma ko waxee jënd ravitaillement wu dundu kër gi indi ko ne fii de cette facture bu ñëwatee yónnee ko kër ga rek incha allah ba keroog ngay génn ci liggéey bi comme niñ koy waxee ba keroog ngay génn ci liggéey bi loolu dafa mel sax dafa day bëgg a tënk ndaw si ne ko bul xool keneen loolu lay xaw a nuru si wàllu ay joxoñu xel waaw bi maanaam ba léegi moom waxul lu jëm ci sëy waaw mais ku am xel day junj li nga xam arradtum bihi min xitbati nisa allahu akbar ñëw toog naa ko macha allah yow moom jigéen ju baax nga ndeysaan jigéen ju baax nga macha allah da ngay julli da ngay woor macha allah wuuf nga jaboot gi bu baax a baax hada idan min taaridin min taarid loolu junju la tamit ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy kii yu ni mel la yàlla subhanahu wa taala wax ne
suñu ñëwee fekk jigéen jëy teen ji ci jotaayam mu nees na échanger ak moom ci kàddu yoo xamante ne yu ni mel la ndeysaan bis boo génnee ci liggéey bi daal na nga yónnee nga yëgal ma ko ndeysaan comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Fatimatu bintu Abi Qaysin keroog ba boroom këram gaañoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw seet si ko wax ko ne ko bis boo génnee ci liggéey bi na nga ma yëgal fa aadi nii na nga ma yëgal fekk na boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggal na ko soxna ngir Usaama ibn Zayd allahu akbar bëggal na ko soxna ngir Usaama ibnu Zaydin moo tax ba mu génnee ci biir li nga xamante ne moom mooy ténj ba ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëgal ko ne ko génn naa wante diw ñëw na di ma labat si bi ma génnee ci ténj bi diw ñëw na di ma labat si bi ma génnee ci ténj bi yonent bi mu ko limalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit xamal ko ne ko góor ñooñee am na ay défaut yu nekk ci ñoom te défaut yooyu bugguma nga dugg ci sëy waaw kenn ki day dóor ay jigéen kenn ki dafa ngott du joxe ab sila la wala kebe du joxe mukk ndeysaan kenn ki ni muy fase ni muy takkee noonu lay fase ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko walakin inkihi Usaama demal nga sëy ak Usaama kon yii nii yenn la ci ay mbir yoo xamante ne yàlla subhanahu wa taala ubbil na ko li nga xamante ne moom léegi nag li xaraam mooy lan li xaraam mooy junju ndaw si li jëm ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy takk junj ko mu leer luy wane ne moom man pare naa pour sakk la fekk ndaw saa ngi si biir tenji gi wala wax ko ne ko bu ma fi kenn jiitu loolu dafa xaram waaw wala nga ñu naan sumi naa samay dàll sumi naa samay dàll mën na ba léegi nekkul lu junj ci nekkul loo xamante ne dafa nekk lu sarahatan parce que junj la ok summi naa samay dàll ci buntu bi man nga koo wax mënees na ko wax mais li yàlla subhanahu wa taala aaya mu nekk loo xamante ne lu xaraam la mooy ñëw wax kaddu goo xamante ne li muy amul laam-laame daal amul laam-laame ku ko dégg tamit day xam ne lii mooy li nga xamante ne moom mooy li ko fi indi beneen bi tamit li boroom xam-xam yi wax tamit moo di ne ñëw wax ku jigéen ki junjoo ko mais yaa ngi wax ak moom waxtaanu loo xamante ne day jëm ci mbiru sëy maanaam day jëm ci wàllu rapport sexuel la hawla wala quwwata illa billah Cheikh Mouhamed rawatina ci jamono yi ji nga xamante ne mooy jamono yi WhatsApp jamono yi li nga xamante ne moom mooy kii nii télégramme beeg mardetali bi maanaam fekk jigéen juy tënj maa ngi jéggalu ci kilifa yi na leer parce que kilifa di wax ak moom téléphone naan ko yow moom xam naa sa waay moom war nga koo nam ndeysaan ca yàlla subhanallah loolu ak xaya di sax lay gën a dëgg la wallaay ndeysaan mais am na ñu koy def ñu bari Cheikh Mouhamed ñu bari xam nga émission bi Cheikh Mouhamed dama bëgg mu leer parce que nit ñi il faut que ñu fekk leen fa ñu toog ñu wax leen li l'islam wax de A à Z parce que am na ñoo xam ne léeg-léeg junj du leen doy da ngay toj yax bi ñu xam ne lii mooy lii te nag émission bi comme que borom xel yaa ngi fi macha allahu taala ñi nga xam ne mataguñ lool ñi nga xam ne xëy na seen xel dafa xaw a limité wu ñoom ñëpp dañ koy seetaan faawu mbir mi ñu teg si loxo ba mu leer parce que kilifa yi nga naan ñoo ngi jéggalu ñoom xam nañ ne dañoo toll si base jàngale te am jàngale dafa war a leer macha allah kon ñëw di junju nit ki muqaddimaatu li nga xamante ne moom mooy aljima li nga xamante ne mooy kaddu yoo xam ne bu yàggee ci xeluk jigéen mu ngi koy xalaat loo li nga xamante ne mooy sëy ca kaw lal yooyu dafa xaraam ci jamono yidda jigéen ji teñ ji jàpp yidday faatu loolu dafa xaraam ci moom loolu dafa xaraam ci pas ci moom mais ku góor ki nga xamante ne moom mooy ñëw di wax ak moom loolu jigéen ju am ful la yoo xam ne mat na comme ni nga ko waxee woon sànq yaakaar naa du may benn góor muy àgg ak moom foofu non xam nga effectivement jigéen ju am ful la du ñor xom mais léeg-léeg jigéen bu tollee ci yenn moment yi nga xam ne moment de faiblesse la ndeysaan rawatina veuve yëpp yamuñu
am na veuve yoo xamante ni suñu tollee ci jamonoy ténj dañuy am problème lu ñuy dundalee seen njaboot. allahu akbar. bëri na góor ñu bëri trompé ay jigéen ci jamonoy ténj exploité loolu exploité faiblesse boobu ñu am si seen wàlluk njaboot. allahu akbar. góor ñooñee la yàlla subhanahu wa taala di wax ne ndeysaan caaxaan bu mu leen yëkkati moo tax dina ñëw walakin laa tuwaa'iduhunna sirran allahu akbar. xam nga walakin laa tuwaa'iduhunna sirran mënees na ko firee yàlla wax ne bu leen di jox rendez-vous ci lu nëbbatu ne bis boo génnee ci sëy bi dinaa la takk. la ilaha illallah. mënees na ko fireewee ci waxu boroom xam-xam yi ba léegi nekkul sama wax ci waxu boroom xam-xam yi que ne bu leen dem ne ko nañu daganal sëy bi ci nëbbu pour man mu wóor la ne man dama lay takk am lii nii par exemple ñëw ci biir sëy bi ci biir tënj bi indil ko li nga xamante ne moom mooy looy dogee ak kersam ñoom offrir ko li nga xamante ne moom mooy 1 million ne ko lii nuyoo sigi rek la bis boo génnee ci kii bi ba ñu def sëy bi dina kii bi maanaam yaa ngi dog buumu kersam wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan parce que xam nga ne soxla na ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu jàngal que ne góor dafay galant galanterie wu góor mu ngi feeñee ci fekk jigéen ju soxla nga dimbali ko ci cadre rub jigéen bañ a exploité li nga xamante ne mooy faiblesse am moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne assaa'i ala al aramil allahu akbar assaa'i ala al aramil kal mujahidi as-saa'imi al-qaa'im aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam firil ma hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne assaa'i ala al armalati góor gi nga xamante ne mooy dox ci service su veuve di ko nemmeeku di xool li mu soxla di ko taxawal ànd ak benn galanterie boo xamante ne du exploiter li nga xamante ne mooy ndaw si nekk veuve mais da nga koy doxal ay service am xam ne ka mu nekkaloon démb di góor féete woon na ko fii nga fexe ba féete ko foofu te yàlla rek tax rawatina nag mu nekk ku am njaboot ndeysaan effectivement yaa ngi dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ngi mel ni kuy jihaad kuy fanaanee di taxaw di julli kuy yendoo di woor boo boolee tuyaaba yu rëy yooyu yëpp kii taxawe góor bi taxawe veuve di ko nemmeeku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku tuyaabu boobu lay am dafa mel ne contraire ba tamit yaakaar naa mbugal gu mag a mag moo la si xaar yal nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal ya rabbal alamin kon mu amaat tamit boroom xam-xam yi ci tafsir walakin la tuwaa'iduhunna sirran ñuy wax ne bu leen jox rendez-vous ci nëbbu di njaaloo ak ñoom allahu akbar allahu akbar te Cheikh Mouhamed yàlla ku yéeme la maanaam yàlla alquran ku téere bu doy war la day mel ne société bi jamono ju ñëw rek alquran day méngoo ak moom te pourtant li ngay wax fii si laaye ji penc mi dafay fees dell nag Cheikh Mouhamed subhanallah fees na fi dell la hawla wala fees na fi dell ndax lan ñun ñii yàlla nattoo ñu tudde ay imaam ak yu gën xamut lu nekk ngay dégg sa nopp léeg-léeg veuve voilà di wax loo xam ne soo ko doon wax si kaw ñu ne kii li muy wax amut te yàlla xam na ko day am ay nit ñoo xam ne nii ñooñu exploité ñooñu moo leen gënal fuuf exploité koo xam ne sori na ñu mel noonu te nag dafa bari comme suuf yàlla bu demee bay wax lu mel nii ñun ñu bëgg koo indi si wareefu dëj si penc mi wax dëgg yàlla nekk na lu doy waar lu kiimaane effectivement moo tax boroom xam-xam yi da ngay gis ne ci tafsir walakin la tuwaa'iduhunna sirran am na ñoo xamante ne yufassiruuna sirran ay zinan dëgg la mooy ne bu leen jox exploiter faiblesse ku jigéen kooku parce que jigéen dina nekk ci yenn moment yoo xamante ni dafay am benn équation fan laa jëm ndeysaan allahu akbar ci yan loxo lay tàbbi ndeysaan allahu akbar am na certes femmes yoo xamante ne macha allah dañoo brave ñoom jàpp nañ ni bu dee am nañ ak njaboot seen njaboot mooy priorité ci lépp wallahi ndeysaan donte ne l'islam lim ñu jàngal moo di ne bu yidda bi jeexee tëjul buntuk sëy parce que buntuk yiw la dëgg la
même lu ñu uuf njaboot gi l'islam dañu wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum toujours jigéen dafa war a nekk ci li nga xamante ne mooy buumuk sëy kon gis nañ ne kon yàlla subhanahu wa taala xaraamal na tere na li nga xamante ne moom mooy labat jigéen ji nga xamante ne moo nekk di tenj wala nekk ci yidda fii ñu wax ni lii ñuy wax ci jigéen ji nga xamante ne moom mooy tenj ci tenjuk faatu moom mooy attey tamit ci jigéen ji ñu fase muy jàpp yidda te iddaam jeexagul moom it kenn du ko labat moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne parce que jigéen ji nga xamante ne moom lañ fase muy jàpp yidda fasey fayli soxna la ba léegi waaw te soxna si jàmbur kenn du ko labat allahu akbar moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne wala junaha alaykum fi ma arradtum bihi min xitbati nisa aw aknantum fi anfusikum li gën a yéemu mooy alima allahu yàlla xam na annakum sa tazkurunahunna yàlla xam na ne di ngeen yàlla mooy wax de mu ne yàlla xam na ne ndaw soosee jigéen ñooñee di ngeen leen di tudd si ay garan place di leen fàttaliku ñëw si sa xarit naan soxnay diw bi moom allahu akbar tey yàlla soxnay diw de moom la ilaha bëgg naa ko def soxna alima allahu annakum sa tadkurun parce que mooy li ma wax ne mbébét gi nga amoon xemmem bi nga xemmemoon munoo ko nëbb si sa biir xol mais munoo ko wax nit ki direct mais mën nga ko wax ci li nga xamante ne moom mooy ay jotaay moo tax yàlla mu ne alima allahu annakum sa tadkurunahunna walakin la tuwaiduhunna sirran na nga maîtriser sa bopp na nga maîtriser sa bopp na nga ci ànd ak sa sago na nga ànd ak sago ci biir li nga xamante ne mooy bëgg ak xemmem bi nga xemmem soxna si nekk ci yidda macha allah alima allahu annakum sa tadkurunahunna di nga toog ak sa jigéen wala xarituk ndaw si kii ko bul yóbbante ci xaritu ndaw si ne ko boo demee waxal ma diw buy génn ci lii nii dinaa ko takk amoo sañ-sañ si loolu walakin laa tuwaayiduhunna sirran xola aaya bi alima allahu annakum sa tadkurunahunna yàlla xam na ne yéen di ngeen di waxtaane mbiru jigéen ñooñee walakin mais nag laa tuwaa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufan moo di ne xaritam woowee wala sa xarit mi ngay wax rek moom ki nga xam ne yëg nga ne moom intermédiaire la loo wax bu toogeeg diw dina ne ko mooy illa an taqulu qawlan ma'rufan te moom mooy li yàlla subhanahu wa taala junñu arradtum bihi min xitbati nisa diw de fu ñu toog da lay tagg rek diw de ku am yërmaane si sa njaboot gi la xoola keroog ñu ngi romb ay fenn mu ne lii de doomu diw yi kii na ko jigéen bu xësee nekk ci sëy ba génn si ku mu xam ne bëggal nga ko njabootam rek da lay bëgg kon illa an taqulu qawlan ma'rufan Cheikh Mohamed ñu ñëw si internet bi comme li nga tudd sànq si WhatsApp yeeg kurti am na ay xeeti signe yu wane mbëggeel surtout cœur boobu gars yi di yónnente masalan est-ce que am nga droit nga yónnee ko koo xam ne ni mi ngi non il faut que mu leer parce que dañoo nekk si jamonoy technologie quand même Cheikh Mohamed il faut que mu leer xam naa di nga ree parce que dafa xoromu mais nag lu penc mi soxla la waaw mooy li may wax dafa am benn am na ay xeeti tuñ yu xonq yu ñuy envoyé te yaakaar naa tamit dafa am benn jour seen soxna suy tenj mu woo ma di ma laaj benn mbir loolu xam naa jigéen ñiy tenj tamit ça fait occasion pour ñu bàyyi ko ci jamonoy technologie dëgg la mu laaj ma photo ppm photo profilam photo profilam ppm quoi dafa amoon photo boo xam ne da cee sañse mu ne photo profilam dura 4 mois et 10 jours yi ni muy def ma ne ko li gën mooy nga dindi ko wallahi ndeysaan parce que yàlla dalaa tere nga sañse photo woowee da nga see sañse wu def ci li nga xamante ne moom mooy sa photo
te jàmburi góor ñoo xool photo woowee seen xel di dem ci loo xamante ne boo toilette woon seen kanam da ciy kii allahu akbar wallaay dëgg kon bi maanaam jigéen ji tënj na moytandiku statut boppam jamono ji nga xamante ne moom lay tënj allahu akbar allahu akbar góor gi nga xamante ne mooy communiquer ak jigéen ji nga xamante ne moom mooy tënj na moytandiku kéem kàttanam bépp signe boo xamante ne mooy wane mbëggeelam ci li nga xamante ne mooy ndaw soosé te kër boobu si la moo xam cœur la moo xam je t'aime la moo xam je t'adore la moo xam je pense beaucoup à toi la yooyee yëpp li gën ci góoru julli bi mooy mu éviter ko ci jigéen ji nga xamante ne moom mooy kii allahu akbar kon mbokk tey yi nu ñu bàyyi xel bu baax bokk na ci li nga xamante ne moom mooy arrabtum bihi min xitbati nisa ci jamonoy technologie moo dina chaque jour nga ne ko dama la doon nuyu di la nemmeeku par SMS arrabtum bihi min xitbati nisa parce que ndaw si dina xam ne kii nii bàyyi na ma xel mi ngi may bàyyi xel allahu akbar nga xamante ne soo yeewoo nga woo ko salaamaaleykum na ngeen def mbaa dara manqué wu leen mbaa njaboot gi ñëpp a ngi si jàmm sa doom diw lu muy def mbaa mu ngi kii sa place marché ba mbaa am na loolu arrabtum bihi min xitbati nisa allahu akbar kantan ah tu me manques ëpp naa def je t'adore ëpp naa def je t'aime la hawla wala quwwata illa billah envoyé ko li nga xamante ne moom mooy beaucoup de cœur la hawla wala quwwata ëpp naa def yi naaw yooyu noonu ëpp naa def ëpp naa def yooyu yëpp dafay dugg ci li nga xamante ne moom laa wax sànq ne boroom xam-xam yi dañuy wax ne góor gi parce que nee naa la verset 235 yàlla góor ñi lay waxal dëgg la parce que jigéen juy tënj kersaam du ko may mu naan ubbi naa buntu bi dëgg la jigéen góor ñee fay dem dajji ko saa bu amee defee benn mbir rek mooy ne am na góor gu bëgg a profité ci faiblesse am dëgg la ngir taaram bëggul ñeneen góor ñi jiitu ko ci ngir alalam bëgg na mu wan ko ne ko maa ngi fii nii ngir diineem ndeysaan tabbi ci lañ ngir li nga xamante ne soxnaay diw laay takk ndeysaan ndeysaan moo tax yàlla subhaanahu wa taala fermé li nga xamante ne moom mooy buntu boobu xoolal yàlla subhaanahu wa taala li mu tëjee li nga xamante ne moom mooy ayaat allahu akbar wa'lamu anna allaha gafurun xalim waxul rahim bii de xalim ndeysaan allahu akbar ndeysaan ne leen wóor ne xam leen ne yàlla di jéggalaa kon am na yu ndaw ndawaan parce que am na yu ndaw ndawaan yoo xamante ne yu rëcc la parce que léeg-léeg moo tax may wax ne góor gu ànd ak sagoom yàlla dafay wax góor ñi fii nii taaru ndaw si bu mu la yóbbu ba nga tàqali koog sa sago di wax loo xamante ne kiiwul ndeysaan léeg-léeg du ñàkk rëcc am dëgg la yàlla xamal leen ne allahu gafuur te rëcc yooyu mooy yi nga xam ne doo ko tey allahu gafuur ndeysaan yàlla ku bëri yërmande ndeysaan ndeysaan allahu gafuur ku mën a jéggale yàlla ku mën a jéggale la allahu akbar xaliim ku lewet la ndeysaan bu lewetul woon ci fëkk buntu boobu dem wax ak ndaw si digalanteeg moom li nga xamante ne moom mooy takk bu mug sëy gi ba li nga xamante ne mooy bu summeekoo ñu dog ko kii ni loolu tamit yàlla da ko xaraamal moo dina ñëw wax ak nit ki ne ko nañu takk mbir mi ci suuf ñu toog bàyyi ko nii bis boo summee ñu dog ko séewal loolu tamit yàlla da ko xaraamal la ilaha illa allah parce que dafa mel ne ba léegi yow da ngaa takk soxna si jàmbur waaw daanaka effectivement waaw xam nga ci iddatul wafaat takkoo soxnay jàmbur dëgg la takkoo soxnay jàmbur mais iddatul wafaat ñaar moo ci nekk ci boroom xam-xam yi li ñuy wax mooy yiddey faatu yiddey faatu ak yiddey bay nuunal kubra dañoo xaw a niroo ci ñaari mbir bi ci njëkk moo di ne su fekkente ne xaaruñu ba yidda bi jeex mu tombe woon ak ndaw si nekk ci ëmb gu yees bi boroom këram di faatu jaxasooy ndox dafay am te loolu yàlla da ko xaraam la ilaha illallah kooku mooy benn bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne yàlla rëbb na jigéen ji nga xamante ni moo jaxase ñaari ndoxu góor ci biiram la ilaha illallah bu doon sax dafa nekk jigéen ju ëmb
mu wóor ne doom ji mu ëmb doomuk li nga xamante ne mooy ki faatu la dafay xaraam mu tooyal ndoxu beneen góor ci doom joojee ci biiram moo tax yàlla subhaanahu wa taala araamal li nga xamante ne mooy jëf ju ñaaw joojee te yelloowul ak tamit ak tiis ak kóllëre gi nga xamante ne moom la yàlla bëgg mu nekk diggante jigéen ji ak ki nga xamante ne moom mooy ki yàlla dafa bëgg ci lenn xam nga wax nañ ne ci wàllu yiddey faatu ak ténj te abudi la yàllaa ñu ko jaamuloo léeg-léeg nag boroom xam-xam yi di indi ay justification mais justification yëpp luñ ci mënti wax fi muy dellu siwaat moo dina taabudi yàllaa ko def pour jaamuloo ko jigéen ñi ñu koy jaamoo seen borom subhanahu wa taala ak lu ci borom xam-xam yi mënta wax taabudi la jaamu yàlla la nga xamante ne jigéen ji nga xamante ne moom lañ may borom kër te li nga xamante ne musuñu sekk dara li koy indi pour mu tënj mooy taabudi yàllaa bëgg nga jaamoo ko nii yeneen yi ñuy wax justification pour biir bi set pour nangam ak nangam set mën na dëggu ci yenn jigéen ñi mais mën na bañ a dëggu ci yeneen jigéen ñi kon buum gi nga xamante ne moo tënk jigéen ñëpp ak nu ñu wuutee nu ñu duggee ci biiruk tënj moo dina taabudi yàlla subhanahu wa taala moo ko santaane dañ koo war a def point final yeneen yi nag ay mbir la yoo xamante ne dafay ñëw di dooleel ne kon lii moo tax lii kat bokk na ci lii tax yàlla subhanahu wa taala santaane ko macha allah moo tax yooyee nga xamante ne junj nañ ko ci jamono yi li nga xamante ne moom mooy technologie jigéen ñi warees na ko mën a moytu bu baax a baax góor ñi tamit war nañ ko moytu maanaam góor dafay ànd ak sagoom ci jigéen ji nga xamante ne moom mooy tenj ci jigéen ji nga xamante ne mooy jàpp yidda yam fi nga xamante ne fa la ko yàlla subhanahu wa taala yam allahu akbar Cheikh Mouhamed wax dëgg yàlla suñu borom subhanahu wa taala yaakaar naa am na laaya ju muy waaj a tëjal foofu mi ngi tëkku dafa mel ni mi ngi tëkku boo continuer laaya ja waalamu anna allaha yaalamu ma fi anfusikum faxdaruhu baatu faxdaruhu effectivement bëggoon naa ñu taxaw si xam nga yàlla subhanahu wa taala dafa sunu boroom subhanahu wa taala nit ñi joxuñu ko gëdd déedéet wa ma qadarullaha xaqa qadri xam nga dafa am ay ayat ci alquran dafa yéeme bokk na ci ayat yi nii bii ak beneen laaya bi mo wa yuxadirukum allahu nafsa yàllaa ngi leen di artu di leen moytuloo boppam tey bu la ko président waxoon fais attention bu la président waxoon bàyyil xel sa bopp procureur commissaire woola ba biir bureau la ilaha illallah ne la hey toi faites attention la ilaha illallah bàyyil xel sa bopp rabbul izzati wal jabarut la ilaha illallah moom mooy wax ne waalamu anna allaha yaalamu ma fi anfusikum faxdaru la ilaha laata muy wax li nii dafa wax ne wala taazimu uqdata nikaaxi xatta yabluga alkitaabu ajala fexe leen bu benn imaam dëgër fit ba yeew sëyug jigéen juy ténj wala ustaaz wala bu benn parent dëgër fit bay maye doomam ji jàpp yidda fii nii dama ci laaxaale yiddey fase dëgg la parce que am na ci société bi woo nañ ma bu yàggul rek nga xam ne benn mbokk boo xam ne nee na ma dafa am ak problème ak soxnaam fasewu ko soxna si buub ay bagaasam dem village fukki fan ak benn ñu woo ko ne maye nañ sa soxna ñoo ñee di doxalin bi la yàlla subhanahu wa taala di wax la ilaha illallah wala taazimu uqdata nikaaxi bu leen yeew muk buumuk sëy bi xatta yabluga alkitaabu ajala lu dul ne yidda bi dafa mat la ilaha illallah lu dul ne ndaw si dafa summeeku ci li nga xamante ne moom mooy yidda ji la ilaha illallah ak façon idda bu mu mën a doon ak façon idda bu mu mën a doon cey yàlla boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ittifaaqan ne takk sëy ci jamono yidda dafa xaraam mutlaqan waaw bokk na ci liy sabab
rëbbuk yàlla subhanahu wa yàlla si taala yàlla musal moo tax yàlla mu ne faxdaruuhu na ngeen moytandiku borom bi subhanahu wa La ilaha taala illallah. na ngeen moytu seen borom subhanahu wa la taala ilaha illallah bu leen def luk luy sabab ak meram la ilaha illallah bu leen def mukk luy sabab ak rëbbam bam leen di dàq ci yërmaande yàlla nu yàlla jéggal te yërëm ñu moo tax sa fit wu mu rëy mukk alal bu mu yóbbu sa fit sa gët ba nga am sañ-sañu maye jigéen ji nga xamante ne mu ngi ci biir yidda la ilaha illallah wala taazimu uqdatan nikaaxi xatta yabluga alkitaabu ajala allahu akbar xatta bu ko arab waxee mooy day ñoddi ba ci fin ba xatta matla il fajr allahu akbar day ñoddi ba ci fin ba du tàmbali ga sax déedéet mais day ñoddi ba ci fin bi ba mu jeex takk xatta da koy ñoddi ba foofu allahu akbar yàlla nu yàlla jéggal xatta yablugal kitaabu ajala bu demee nag ba yidde ji mat nga xamante ne lu ñu bind la xool yàlla subhanahu wa taala arbaata ashhurin wa ashra jigéen juy dugg yidda xam na kañ la dugg da lay woo ne la imam oustaz maa ngi jàpp yidda bisu sàngam nga calculer ko mu ngi calculer kon hatta yablugal kitaabu ajala ndeysaan lu dul ne yidde ji dafa mat Cheikh Mohamed jërëjëf ñu ngi may signalé ne waxtu bi daanaka mi ngi tàggatoo sa ndénkaane Cheikh Mohamed sama ndénkaane moo di ne nit ki day war a moytandiku bànneexuk heure boo xamante ne daf lay yóbbee rëccu àdduna ak àllaaxira allah akbar tey li Ibnul Qayyim waxoon ne yéemu naa ci ki nga xamante ne mooy jëndee bànneexuk faw ci bànneexuk 1 heure de temps wala sax 3 minutes 1 heure de temps sax bëri na sëñ bi allahu akbar kon nañu moytu ci jamonoy ji nga xamante ne moom mooy jamonoy technologie woo jigéen juy tënj di bànneexu ci voix wam di wax lu am xorom ak lu ñàkk lu amul xorom nañuy wax waxu fulla la junaha aleykum fi ma arradtum bihi min xitbati nisa nañu yërëm jigéen ñi buñ leen di exploiter xool seenu faiblesse pour xool ne ñii am nañ ñu ko soxla bëri na góor ñoo xamante ni te ñoom la yàlla di wax sax ci verset 235 moo tax may wax bëri na ay góor ñoo xamante ne ci jamonoy joojee la ñuy kiiwal jigéen xemmem loo ko ay mbir yoo xamante ne pour jigéen gi am yaakaar ci ñoom fekk na ñoom bànneexu jigéen jooju wala xemmemoon nañ jigéen jooju buggoon a jot ci moom moo tax ñu foweeku mais nag ñu xam ne waalamu anna allaha yaalamu ma fi anfusikum ki fëgg buntu jigéen jooju fekk ne caaxaan la yàlla nee na bu ko jigéen ji xamul ngir ni nga solee li nga xamante ne mooy ab till bu sol li nga xamante ne mooy deru bëy dugg ci biir gétt gi xamal ne yàlla xam na li nga xam ne moom mooy yéene gi nga am kon faites attention balaa yàlla di jëflante ak yow jërëjëf mbokk yi àndoon ak ñun si émission bi Wareefu Dëj mi ngi nii lépp ngir yéen ñu ngi leen di dox di dig daje incha allahu taala benn émission wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jazakumullahu khairan. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق